Ndiaye Maïmouna Maïmouna Ndiaye moom nag tey dafay wax ci manifestation sur la place publique mu évoqué article 8 ak article 10 bu suñu charte réew mi. ni nga ko waxee noonu la Fati article 8 ak article 10 ci suñu constitution daf ko jagleel pàcc bu yaa maanaam manifestation ci voie publique ñu bari nag boo waxee manifestation voie publique dañuy defee ne rek way politique yi rek ñoo ci war a bokk alors que am nit ñi ci seen bopp parfois ñu def manifestation boo xam ne dañ koy tuddee manifestation publique te loolu war naa am lu ko encadré li ko encadré loolu yëpp ak fan ngay jaar tontu lii ak élément bi ci Maïmouna Ndiaye def. tant ci mbedd yi di amal ab xew-xew ndax doomu réewu Sénégal yi xam nañu ni dafa laaj autorisation. non xaw ma koon dañ laaj autorisation xaw ma koon ne doon waxtaan ak famille bi rek wone mbokk yëpp ak dëkkandoo yu yëgal leen ñoom ñëpp ku mën a teewe ñu ñëw teewe loolu lañ daan def ñu baas ci mbedd. muy bépp xeetu manifestation dafa laaj ndigal bu tukkee ci ndawal buur. Sénégalais bu nekk yoon may na la nga manifester ci kaw nga topp anam yi nga xam ne moom la ko yoon waxee mooy maanaam nga def déclaration bi moo ne mooy da nga war a avertir autorités yi ci ne da nga bëgg a def manifestation naam du question sax dañu war a am autorisation c'est pas il y a juste obligation de déclarer. ci li yoon tëral mu am lu ñu duppee exception. dañ ne dañu war a xool ba xam am na ay takk der yoo xam ne dinañ ko dañ mun a aar kaaraange bi mooy maanaam boo nee ordre public da nga war a andi ay takk der yu doy. exception yoo xam ne par exemple ñu ngi nekk ci wàllu Covid bi am na yenn manifestation yi rassemblement yi dañ koy éviter parce que yooyu exception circonstancielle. looloo tax saa su ne ñi nga xam ni ñoo fiy xeex ak yelleefu doomu aadama yi di yëkkati seen baat ca kaw di ŋàññ. dans la plupart des cas yi ñu gis fi ci biir Sénégal préfet day toog ci biir bureau rek laa jàll ak ay ACAR ñu defal ko enquête n'est-ce pas interdire parce que dafa may risque waaye yow soo yeewu élix nga xool li ñuy déployer ci ay alkaati ci fi nga xam ne manifeste fa la doon am alkaati yooyu camion alkaati yooyu suñu lay utiliser woon rek encadré nii ñu manifester te problème du am. ci atum 2001 ba léegi lu bari soppeeku ci constitution bu réewu Sénégal jëm ci wàll wi. régime bi ñu nekk nekkatul régime d'autorisation il faut que nit ñi xam ko mu leer Sénégal bu bëgg a organiser manifestation mais bu mu mënte nekk lu muy def du dem demande autorisation préfet loolu constitution 2001 daf ko jeexal amatul demande d'autorisation da ngay déclarer. looloo taxit avocat bi di leeral. manifestation mun na nekk ngay aar nit ñi ci yenn yi mbaa ngay def soutien ci yenn causes yi mbala am na sax ay manifestations religieuses yoo xam ne sax loolu tamit tënk nañ ko ci yoon. askan wi itam ci seen wàll am na ñu ko xalaatee neneen. tali bi fi mu ne nii voie publique kenn loolu sax di si tànt maanaam ñun lu ñu dese mooy tabax ay béréb yoo xam ne ku am ngénte boo xam ne war nga ko mën a def nga dem foofu ci béréb boobu dafay ko fa te libéré tali bi parce que lu la neex nga gaare xoolal da ngay jékki-jékki yow piéton bi da nga obligé dox ci kaw tali bi te bu la oto laalee ci kaw tali bi beneen affaire la. lu mu ci munti doon yoon li mu wax leer na ci article 8 ak 10 bu constitution bu suñu réew ku ko jalgati mën nga cee tëdd juróom benn jàpp atu kaso alamaan bi mën na nekk 20 junni jàpp téeméeri junni ci suñuy koppar. mu ngi noonu mu nekkoon élément bi Maïmouna Ndiaye def mu jëm rek ci manifestation sur la place publique c'est vrai que place publique ñenn ñi ne la mbedd mi mbeddum buur laak liñ ci war a def ak léeg-léeg sax am ñoo xam ne dañ naan la sans ou avec autorisation dañuy wàcc muy mbir yoo xam ne Chérif bëri na luñ koy tudd. waaw bëri na luñ ko tudd ci wàllu manifestation mu indi fi coow bu baax gis nga droit de l'homme ici boo tax na kon laaj bi ñu bëgg a laaj rek mooy wàllu délai parce que des fois mu posé problème Maïmouna est-ce que am na app boo xamante ni ci nga war a déposer ak ki lan la war a nangu la yooyu. gis nga ko ni ñu ko waxee Chérif depuis 2001 constitution bi am na lu bëri lu ci changé maanaam dañ la may rek léegi da ngay ñëw rek déclarer ci kaw déclaration boobu pour nga yëgal léegi nag ci yëgal boobu dañ ne 3 jours ñetti fan jàpp fukki fan ak juróom avant manifestation bi di am war nga yëgle ni da nga koo war a amal
bu doon ne ñett jàpp fukki fan ak juróom doo ci boole tamit jour férié yi ak week-end yi du ci bokk boo yëglee nag ci kaw lool la ñuy xool ndax loolu war naa mën a am déet lu ci bëri nag duñ la gàntal xanaa kay bu fekkee ni day nekk manifestation peut-être politique wala yenn yi ñuy xool sécurité bi ndax dina doy ak yu demee noonu mais bu dee leneen la nag lu ci le plus souvent dañ lay accordeel bu fekkee ne mën naa nekk. Amina. Oui, Maïmouna, c'était un tout petit peu pour xam souvent dafay am benn nuance bu am diggante manifestation ak marche est-ce que am na loo xam ni yoon daf ko séparer. boo ne manifestation wax marche lépp ndaje la. dinañ toog waxtaan. dinañ toog am nañu diisoo dinañ am benn place béréb boo xam ne dañ ko fay defee. mais lan mooy seen différence bu dee manifestation la. dañ naan ci heure bii sàngam dinañ ko amalee béréb sàngam mais bu fekkee ni marché la par exemple dañ naan dañuy jóge place de la nation dem rond point Doudou Ndiaye Coumba Rose wala dinañ jóge centenaire dem Liberté 6 ak lu ni mel itinéraire maanaam ngay topp te bu dee lee la ci benn béréb rek nga koy amalee waaw te waaw sitting ak yenn ñaxtu yi nga xam ne da nga koy amal rek du yàgg ci diir bu yàgg comme ni bu gàtt comme ni nga ko waxee sitting ak yu demee noonu. am na solo Maïmouna gis nañ tamit ci beneen wàll souvent dañuy gis ay riverains yoo xamee ni daal dañuy faral di saisir autorités yi di ñaxtu ci wàllu tapage nocturne pollution sonore yi nga xamee ni dafay faral di am genre shérif yi yàgg nañ di organiser ay kuréel di déranger di tànqal nit ñi di leen déranger ay jàng gi cant gi non non foofu sax du ma fa yegg diine moom daanaa ko organiser xam nañ mais souvent sanction yi dañuy gis ni daal duy faral di demee noonu. Cheikh Tidiane ni nga ko waxee noonu la sanction yi léegi-léeg duy faral di demee noonu parce que da ngay ñëw comme ni nga ko waxee tente ci place publique bi benn Aminata Mbaye Sow ñëw daan lay boole bu ñu demee ba ci biir du mujj fenn ndax lu tax du mujj fenn parce que yow parfois da ngay yaakaar ni kilifa nga ci réew mi wala sax am nga koo yaakaar ba lu la neex da nga koy def bu ñu demee ba ci biir daal jàmm sant bi ak raayal bi daal day tax ñoom dañ koy gàntal du mujj fenn voisinage bi rek ñoo ciy am problème du loolu daal mooy témoignage yi nga xam ne souvent nit ñi dañ la koy faral di wax ci reportage bi aussi am na ñu ma ko dénk. mais même foofu sax mën nañ fi taxaw am na ay temps nguur jëloon na ay dogal tere yenn événement yi au-delà de telle ou telle heure mais dañu gis ne au bout d'un moment respecté tuñu ko parfois sax ngay dawal dem ba ci benn koñ ñu def ko impasse baare ko def fa seen ay chaise def fa seen tente nekk seen xew-xew ku nekk am nga droit def li nga xamante ni si peut-être moom nga soob mais danga koy teg ci yoon mais est-ce que itam yooyu ba tey ñoom ñi ngi ciy bàyyi xel loolu lépp ñoom duñ ci bàyyi xel gis nga ci élément bi ki ma njëkk a laaj lu ma wax ma ne ko yow est-ce que xam nga ni boo ñëwee tente ci mbedd bi waroo koo def wala sax da nga war a wut autorisation mi na xaw loolu musuma ko xam li ñuy def rek mooy bu xew amee ñu woo mbokk yi ñu dajaloo ñu xew-xew bi après ku nekk dem. boo leen boolee ñu ci dafa soxor. waaw boo leen boolee ñu ne dafa soxor wala di moo boolekat la. ak yu demee noonu daal mooy tax li ñu bëgg a liggéey yëpp tamit ñoom duñ ko mën a def. dañuy maslaa daal comme société bi moo demee noonu. et puis foog ñuy comprendre parce que souvent tamit da ngay gis souvent. genre manifestation yu mel noonu di am guddi fekk à côté mi ngi am benn malade soxla tranquillité mais je te jure ñële seen yoon du ci nekk quoi te doo ci mën dara te àq la parce que li ñuy wax te souvent àq dëkkandoo boobu ñuy faral di wax lu doy waar la loo xam ne nit ñi duñ koy sàmm wante te pourtant c'est extrêmement important dama xamul nag ndax yëf yi wàllu civilisation la wala nu mu fa demee noonu wala ñun suñu aada moo demee noonu parce que da ngay xool bit soo demee tugal guddi nga génn ci quartier da ngay yaakaar ne sax kenn dëkku fi lépp day calme total quoi xam nga rek ñooñu tamit dañ peut-être que ñun tamit seen loi daf ci sévère parce que sa voisin su tegee musique bu fort sax su la neexee nga dem clamé ko xale bi suy jooy tam xale bébé yi sax suñu commencé di jooy dañuy dem clamé la après nga xoolaat organisation sa kër loolu yëpp di dellusiwaat rek ci li ñuy wax masla bi may mën a mais je crois que diggante ay dëkkandoo sax mën nañ ba ne àgg foofu ndax ku ci nekk boo xamee ni amal nga sa borom àq rek war ngaa mën a respecter sa
naa même problème bu dëkkandoo yi rek c'est au-delà même ci affaire pollution sonore bi ak yu ni mel parce que am na yeneen jafe-jafe yoo xam ne da ngay gis ci wàllu construction ak yu ni mel mais ci Maïmouna ba léegi ci li yoon wax parce que Sénégal quand même problème am na fi surtout arrêté Ousmane Ngom boobu xam nga am na zone yoo xamul sax nee nañ kenn waratu faa manifester muy Dakar Plateau délimité woon nañ ko depuis après bi ñu jógee ci événement 23 juin yi ba léegi ñi bëgg a manifester ville wala dem palais ñaxtu mënatuñ ko parce que dañ leen koy tere gis nañ également vendredi bii rek waa aar li ñu bokk new nee nañ dañuy manifester ñoom Guy Marius Sagna loolu tax sax bërki dem ñu jàpp ko fële ci commissariat central gars yi mu tëdd ci suuf gis nga jàppante bi amoon seen diggante mais autorité administrative bi des fois tardivement lay wax ne autorisé naa wala autorisé alors que da nga ne yow régime déclaration la nekk dafa mel ni kon application loi wala sooxe na alors que constitution moo gën a kawee sax ab arrêté préfet. ni ko waxee loolu léegi-léegi day jur jafe-jafe Chérif parce que avocat bi ma ko laajee après def na ma préfet bi moom ci wàllam mën na yéex affaire yi mën na yéex procédure bi ci foofu mu jël ñaari agent rek ne leen dem leen xool ba xam ñoom ñu ñëw rek def benn enquête boo xam ne pare nañ ci ñu ñëw ne ko lii mooy résultat bi agent yi mënuñoo doy dañuy gàntal manifestation bi te boo xoolee ba ci biir lendemain bi nga ñëw gis ñu déployer force de l'ordre yu am solo am doole nee nañ loolu kàddu yooyu day woroo ak ñoom li ñu leen di dénk ne leen loolu mënul am parce que sécurité bi doyul muy lu doy waar loolu loo xam ne peut-être mën nañ cee sëggaat gën a xool parce que déclaration la ñu waxoon dina doy mais buñ demee ba ci biir daal dafa mel ni léegi gàntal bi moo nekk exception Maïmouna Ndiaye leeral yi am na solo xam naa sànq dañoo ubbi benn fenêtre bu am solo muy cohabitation entre voisins sujet boobu may dañ la koy dénk nga def prolongement bi buñ ko tuddee nag xam ngeen ne koñ bi buñ ko waxee voie publique mbeddum buur la boobu ñuy wax ñun ñëpp ñooy buur parce que ku nekk bu jàppee ne rek mbeddam la war na koo mën a sàmm def comme moomelam lu ci mën a am moom Maïmouna Ndiaye incha allah promis dañu indil beneen sujet ci wàllu woowu waaw incha allah xam naa dinañ ko gën a gëstu ko càmbar yeneen i anecdote la ñuy indilaat ci kattanu yàlla Maïmouna Ndiaye ñu koy sant bu baax di ko gërëm mu desandi ak ñun moom ak Aminata Mbaare Sow ñu wéyal info du matin bu fekkee yéen a ngi ñuy soog a dab 7h30 mooy soog a jot bon réveil matinal bonne chance à nos candidats au baccalauréat ñi nga xam ne ñoom ñooy def épreuve anticipée philo yi ma fàttaliwaat leen encore une fois n'oubliez pas vos masques c'est l'une de vos armes de guerre kuy dem xare nag boo fàttee sa ngànnaay soo moytuwulee dinañ la man kon na ngeen takk seeni masque léegi ñu jàll ci li ci yéenekaay yi